jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi ponk yi ci gën a fës juróom-benn doomu aadama ñoo am jàngoro yi coronavirus mooy seetlu gi tey ci alxames ji jëwriñ ji gàlloog wàllug wér-gu-yaram moom moo ko xamle mu teg ci ne moom Abdoulaye Diouf Sarr ne fukk ci aji tawat boobu wér nañu tey ba daal di génn lu soxal nag ñooñee amee jàngoro ji tax xamuñu fu ñu ko jëlee ñu gën ko xam ci cas communautaire yooyu professeur Souleymane Mboup nag ma ngay yëglu matuwaay yi ñu jël baax na waaye nag nanu séntu yeneen matuwaay bu ko jaree ndax fi mu ne nii loolee mën naa dem nag ba jéggi dayoo njiital institut boobee ñu duppee IRESSEF daa ngeen ko dégg ci biir xibaar yi matuwaay yu mat sëkk nag ñu jël ko fële rek ca diwaanu Kolda ngir gën a mën a toppatoo ñi amee jàngoro yi Covid jooje te ñu dalal leen nag ca hôpital régional bu diwaan ba ñi nga xamante ne nag ñoom la ñu dénk wàllu paj ma ña ngay yëglu rek ca fañu ca toll ak it ñooñee ñu ne nag seen daal wér-gu-yaram ma ngay gën a jëm ca kanam hôpital Idrissa Pouye bu Grand Yoff moom daal dinay daloo nag centre bu yees jëm rek ci traitement bu Covid 19 foofu it ñu gis ni jumtukaay mate na ngir nag ñu mën a toppatoo bépp aji tawat bu ñu fa indi daanan addu tamit ci matuwaay yi nguuru Sénégal jël ba tey mu jëm nag ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy faatu ci Covid 19 ci doomi Sénégal nekk ca bitim réew ñu ne taxaw nañu nag ngir jënd daal ay bàmmeel ngir ñu mën leen a denc foofu ndax anam yi nag doon na anam yoo xamante ne mënuñu leen a indi ci réew mi jëwriñ ji nga xamante ne moom la ñu dénk wàllu jëflante ak biti réew moom moo koy xamle muy xamle nag ne lu metti la waaye rek faaw ñu def ko wax na tamit ci milliards yi ñu jagleel diaspora bi mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. daleen ak jàmm ci xibaaru marax yi nuñ ko waxee woon nag juróom benn doomu aadama ñoo am tey ji jàngoro ji ñu duppee Covid 19 ci seetlu bi ñu def ci alxames ji jëriñ ji gàlloo ko wàllu ko wér-gu-yaram moom moo ko xamle ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti test yoo xamante ne def nañu ko leneen la mu xamle tamit jëriñ ji mooy nag ci aji tawat yooyu daal fukk nag wér nañu tey ba dellu ci seeni mbokk ñu teewlu ay kàddoom ci micro Pa Fara Ñing si téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti test yu ñu def tey juróom-benn ñoo si positif bon ñoom ñoo am jàngoro yi muy juróom-benn yoo xamante ne ay cas contact yu ñu doon suivre la ma yëgal leen itam te si bésu tey bi fukki patient yu ñu hospitalisé woon wér nañu tey danañu génn hôpital tout à l'heure ñu yëgal ne patients yi ñu hospitalisé ñu ngi yëg tan bu baax si bésu tey bi ba mu commencé ak léegi ñaar téeméer ak juróom fukki cas lañu déclaré fii ci Sénégal si ñaar téeméer ak juróom fukk yooyu téeméer ak ñaar fukk ak ñett wér nañ si ñaar décédé si kenn la ñu évacué bon ak téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ñoo nekk suñu hôpitaux yi ñu leen di faj ñu seetlu ne fan yi passé am na ay cas yu ñuy wax transmission communautaire yu fi feeñ bu baax ci kaw loolu ñu ngi demander population sénégalaise yi ñu respecter bu baax lépp luy mesure prévention collective yi ñu leen demandé. transmission communautaire yooyee muy nag ñi amee jàngoro ji te xamuñu fu ñu ko jëlee professeur Souleymane Mboup nag mi ngi ci rek soññe ndax loolu doon na loo xamante ne luy laaw la te xamuñu fu mu jëm kon nag réew mi daal nañu gën a def ndànk nag te gën a rek dolli matuwaay naam yi ñu jël baax na ba noppi waaye nag lu soxal wàllu confinement bu ko laajee sax daañu ca yegg ndax li soxal rek kon kilifa yi mooy nag transmission communautaire boobu ñu teel koo dagg nag balaa muy law ñu teewlu ko moom moomu jiite institut bi ñu duppee IRESSEF. ngi law effectivement ni nga wax dëgg la loolu soo ko commencé gis vraiment war nañ def tout pour xool lépp lu ñu mën a def pour loolu bañ a am mooy mesure yu ñuy jël parce que boobu mooy wane nag law baa ngi commencé te su commencé ba yegg ci benn niveau rek day dem li ñuy wax de manière exponentielle donc personnellement man sama en tout cas sama xalaat mooy nañu xalaat ni dinañ yegg foofu et ñu jël mesure yépp yi ci war pour suñu yeggee foofu bañ a xaar di wax ni xaj na lii ak lii ak lii. dañuy jël mesures yi ñu jël mooy éventuellement confiner nit ñi
pour ñu bañ a génn parce que ku ko amul soo génnulee doo ko am ak li ñuy wax mesure barrières yi mooy exactement li ñuy def ak éviter aussi fu ñu ko xam rek mooy mesures yi ñuy jël pour limiter aussi circulation bi ak zone yi donc yooyu yëpp dafa ay efficace mais nag day law de manière sournoise et loolu il faut nit ñi xam ko te suñ ko commencé gis rek nañu def attention donc nañ def tout pour mesures yi ñu jël ñu fexe ba mesures yooyu nit ñi appliquer ko. mangook yemul foofu ndax waxtaanu yaatu seq nañu ko ak moom ëllëg nag di ngeen ko am ci télévision Futurs Médias bu juróom-ñeenti waxtu jotee lay doon ci guddi. ñu des ba tey ci jàngoro ji di Covid 19 ca diwaanu Kolda moom matuwaay yëpp nag jël nañ ko ci wàllu kaaraange rawatina ak nag gën a aar waaye tamit gën a moytu fa nga xamante ne nag foofee la ñuy amee jàngoro ji nag nekk ñu ngi leen di toppatoo bu baax a baax taxaw nañ sax ci wàllu kaaraange gi foofu seen lim nag toll ci juróom-ñaar ñuy toppatoo ci hôpital régional bu Kolda Abdoulaye Diallo. juróom-ñaari aji wopp yi amee jàngoro yi coronavirus te ñu tëdd ca hôpital régional bu Kolda ñoo ngi am kaaraange gu wóor ci kaddu docteur Yaya Ba di médecin chef région médicale bu Kolda. dañoo wax gouverneur tamit pour ñu mën a yokk sécurité bi gouverneur daal di donc jox instruction commissariat central bu Kolda loolu moo tax foofu 24 heures sur 24 police mu ngi foofu. donc donte fu ñu tànn am na sécurité mais dañ ci yokk tamit police tamit mu ngi foofu ce qui fait que ci fànn boobu tamit jël nañ suñu matuwaay parce que aussi dégg nañu ay yeneen bërëb yoo xam ne am nañu kii loolu moo tax ñu teel jël suñu matuwaay pour que loolu aussi bañ ñu bett. benn équipe bu centre des opérations d'urgence sanitaire ak waa région médicale demoon nañu nemmeeku seen wàllu wérgu yaram. waa aji wopp yi tëj hôpital régional seen wérgu yaram mu ngi tane bu baax comme ni ngeen ko waxee. démb dem nañu nemmeeku leen ànd ak équipe bu jógee Dakar COIS ànd ak aussi délégation bu hôpital régional ak bu région médicale ñu dem nemmeeku leen daal aussi dem nuyu leen. dañoo profité ci visite bi ngir dalal xel aji wopp yooyu. bu ñu gisee ñëpp ñëw dugg ñëw nuyu si leen seen vraiment seen xol dafa tooy ñu def ci ay témoignages yu rafet. donc ñun tamit ñu encouragé leen xamal leen que depuis le président de la République di ministre de la santé que ñëpp ñu ngi nemmeeku seen wérgu yaram te Sénégal yëpp vraiment mu ngi taxaw pour ñu mën a tane mën a génn foofu donc ñu xam ne que donte gisuñu ñëpp tous les jours parce que conditions yi pour dugg foofu dafa ne conditions yu strict mais ñu xam ne que Sénégal yëpp seen xel mu ngi ci ñoom. juróom-ñaari nit yi amee jàngoro yi coronavirus te kenn ci ñoom wéragul ak fukki nit yi ñu ber ca département bu Vélingara ngir bile jàngoro mooy fi mu ne nii situation jàngoro yi coronavirus fii ci diwaanu Kolda. ñu delsi fii ci Ndakaaru fële ca hôpital Idrissa Pouye nekkoon rek hôpital général bu Grand Yoff ñoom nag daloo nañu seenub centre bu bees centre boobu nag war a taxaw rek ci aji tawat gi ñeel Covid 19 ba ñu fa yeggee nag matuwaay yëpp kon fekk nañ ko fa ngir nag képp ku ñu fa indi daal ñu mën laa taxaw ba ca war Mohamed Samb Youssou Baro. hôpital professeur Idrissa Pouye bu Grand Yoff jamono ji noppi na ngir dalal ñi nga xamante ni si dañoo amee jàngoro ji di Covid 19. ak centre de traitement bi nga xamante ni si am na lu toll ci fanweeri lal moom nag am na ay cabinet individuel ak itam benn salle boo xamante ni si moo ñeel réanimation gi. Notre capacité totale c'est 30 lits donc on peut hospitaliser fii 30 malades ñenn ñi en cabine individuelle ñenn ñi ci cabine comme nii ICS ñu boole leen à 2 mais avec tout le confort dans chaque chambre il y a tout le confort qu'il faut. On a réduit les visiteurs, on a réduit les accompagnants et vraiment au niveau des services aussi les gens se sont organisés pour respecter la distanciation entre les malades. ngir mucc ci jaxasoo bi diggante malades yi ak ñi nga xamante ni si ñooy faj bile bërëb nag dañ ko xaaj ci ñaari pàcc li nag ngir mën a xeex wàllante gi. bâtiment bu bees la boo xamante ne ñu ngi koy soog a pare nii et on l'a mis à la disposition du ministère de la santé pour les malades atteints du Covid-19 donc bâtiment bi ñaari étage la ak ci suuf dispositif bi dañ ko def mooy entrée principale bi fi ngay duggee foofu malades yi rek ñoo fay dugg malades yi nga xamante ne ils sont déjà confirmés. personnel bi ñu ngi ci ginnaaw dafa am lu leen séparé ñoom foofu la ñuy wax zone verte. zone boobu personnel bi kese ñoo fay nekk. ak ay fajkat yoo xamante ni si seen xam-xam màcc na lool ci mbir mi ñoom nag la ñuy jël lekk ñu bàyyi xel ñi nga xamante ni ñoo di malade. C'est des équipes de 4 infirmiers
dinañ jël benn équipe bu toll ci 4 fajkat yoo xamante ni ñooy sàmm way tawati ñoom nag niñ koy defee moo di lu ñuy duppee système de rotation bu ko defee ñoom ñooy bàyyi xel ñi nga xamante ni ñoom la ñuy faj fii ci centre bi néeg yi ngeen gis fexe nañ ko yaatal ba nga xamante ni ki amee jàngoro ji bu accès fii du am jafe-jafe mën a nocc ndax oxygène bi bari na fi loolu. Au stade de réanimation donc on peut considérer que les cabines sont presque une unité de soins intensifs. hôpital général bu Grand Yoff jamono ji nag kon am na centre de traitement ngir mën a saytu ñi nga xamante ni dañoo amee jàngoro ji di Covid-19 kilifa yu hôpital bi di xamle ni jamono ji li ñuy xaar moo di rek ñu mën leen a wax ana kañ lañuy tàmbali seeni activité. Nangook Mohamed Samb ñu lay jaajëfal doomi Sénégal yi nekk ca bitim réew te faatu ci Covid 19 nag nguur gi taxaw na rek ngir jënd ay bàmmeel foofee ndax lu ñu bëgg rek mooy yombalal leen liggéey ba foofu ndax jamono ji ñuy wax ak yéen nag mëneesu la jël néew bitim réew di ko indi ci réew mi rawatina nag néew yooyu nga xamante ne nii néewi Covid 19 la xam nañu nag loraange yi ci nekk yëpp waaye nag mu doon loo xamante ni lu diis nguurug Sénégal la naam waaye amuñu pexe bu weesoo lool jëwriñ ji di Amadou Ba ñu dénk ko lépp lu soxal jëflante ak biti réew yéena nag yàbbi ci fukki milliards ak ñaar yi ñu jagleel diaspora bi ñu teewlu ay kàddoom. amoon nañu nag aada koo xam ni da nga wàññeekoo bitim réew moo xam say mbokk dañ lay andi moo xam ambassade bi da lay dimbali moo xam ministère bi da lay dimbali mais ñun mën nañu seede ni ñu bari ci ñoom président Macky Sall ci boppam jàppale na leen ndax ñu mën a delloo si seeni néew fii ci Sénégal mais fii jamono bi toll tey. recommandation yi nga xam ne jot nañ ko sunu autorités yi nga xam ne ñoom ñoo toppatoo ci wàllu santé wax nañ ñu ko fi mu nekk nii ñooñu mënuñu leen andi Sénégal li ñuy ñaan seen i mbokk mooy nañ leen denc fi nga xam ni foofu la yàlla jëlee seen bakkan dinañ nag jox nañu ay instructions pour que sunu ambassades yi ak sunu consulat yi ñu jàppale ñooñu pour ku ci nekk diine bi nga bokk wala aada bi nga nekk ñu fexe. ba ñu denc la ci anam yu dëppoog yooyu moo tax président joxe na ndigal aussi ñun wax nañu sunu consulat yi dëkk yi nga xam ne dafa jar ñu jënd suuf si ñu leen di denc ba ñu mën fa tëdd kooku it incha allah dinañ ko def ci nu mu gën a gaawee alal ji njëkk a yóbbante daanaka loolu lay jëriñ. maintenant am na yeneen sénégalais yoo xam ni yàlla mën naa dogal ñu wàññeeku ci yeneen feebar. bu dul feebar bii nga xam ni tey jii moom moo sonal adduna bi yëpp ñooñu dinañu waxtaan ak docteur yi nga xam ni ñoom ñoo constaté seen décès képp koo xam ni jàpp nañ ni du feebar boobu moo la yóbbu bu say mbokk yittewoo ñu denc la fi nga wàññeekoo mën nañ la ci jàppali waaye bu sa mbokk yi jàpp ni da nga war a ñibbisi te ñun ñu xam ni du feebar boobu moom moo tax nga wàññeeku lépp loo xam ni gouvernement bi daan na ko ci def. wala gouvernement bi mën na ko dinañ ko fexe ba ñooñu mën a ñibbisi. ñi ngi koy gis ci yeneeni réew muy réew yi nga xamante ni jàngoro ji nag sonal na leen lool muy mbas mi lu soxal wàlluk masque yi gis nañu ne mbooleem luy commande nguur ya dañu koy faral di jënd gis nañu ci réewum France fii ci Sénégal ñu ne loolu bu ñu ko defoon dana baax lool njiital SOS consommateur moom nag jàpp na ni loolee lu baax la muy maître ma soxna kan ndax masque yi gis nañu ne manqué na li ci gën a metti nag mooy tey boo ko bëggee la ñu lay wax rek ci njëkk boo moyul doo ko mën a jënd Pape Fara Ñing ak Amadou Ba lañ ci àndal. nguur gi daal di teg loxo li nga xam ne moom moo nekk yenn conteneur yu am masque li nu mel nag ñi nga xam ne ñoo nekk way jëfandiku yi rafetlu nañ ko bu baax a baax ndax jàpp nañ li nu mel dina mën a tax ñu daal di sauver ay bakkan naka noonu tax ba li nga xam ne moo nekk virus bi di Covid 19 du mun a wër fépp ci réew mi ci jamono ji nga xam ne ñu ngi wax wàllante bi ci sunu biir la nekk. waaw teg loxo bu fekkee ni dañ koy dajale nguur gi da koy dajale pour mën ko séddale équitablement pour que ñëpp mën a am je pense que loolu lu baax la. li doon kii mooy ñii am ñii bañ a am mais bu fekkee nguur gi mën na fexe ba dajale masque yi am yëpp yi ñu importé et tout pour mën ko séddale que ñëpp jot ci aussi bien ci ville yi que ci monde rural bi ñëpp am masque donc loolu lu baax lay doon. nemmeeku nañ yu bëri ci ay masque yoo xam ne askan wi ñoom ñoo ko defaree seen bopp moom mi nee na faaw li nu mel ñu daal di koy encadré bu ko defee ñu mun a am ay masque de qualité. am masque boo xam ne bi yow yaa ko defar moo tane nga bañ a am masque bu fekkee état bi mën na assurer ñëpp masque yu doy
je pense que kenn dootu soxla di defar masque mais bu nit ñi demee bay defar masque c'est parce que dañ ko wër ci pharmacie ak feneen amuñu ko ñuy fabriquer donc ku nekk li nga am moom ngay utiliser bu la neexee sax nga jël sa kaala bi kaala woo ko masque wu ci sa kanam mu nekk espèce su masque ah donc nit ñi dañuy débrouiller rek comme on dit ku amul ndey namp maam. waaye kii di président bu SOS consommateur ñaawlu bu baax a baax yenn ci jaaykat yi nga xam ne dañoo profité ci jàngoro jii di coronavirus daal di yokk li nga xam ne moo nekk njëgu masque yi bu ko defee askan wi kenn du ci mën a jote. loolu nag lu doy waar la lu araam la lu bon la loo xam ne fu ñu ko gis war nañ ko combattre te dañ ko war a décourager. ñu yegg ca diwaanu Kaffrine foofee nag waaye laago yi ña ngay jànkonteel ay jafe-jafe ndax jàngoro ji di Covid 19 ñu bari ca ñoom nag dematuñu dikkatuñu ña nga toog seen kër waaye li ci metti nag gisatuñu kenn ku leen am ba tax na nag ñu ne dund ko kon metti na ca ñoom ka nga xamante ne nag moo leen fa nekkal jiite leen di Samba Diaw ma nga cay wooteeg wàllu ñu teewlu ko ci micro Omar Ndiaye. te tey nag jafe-jafe bi am na parce que am na ñoo xamante ni bu ñu génnul dem yelewaani du ñu taal seen kër te tey génn bi jafe na parce que tey boo génnee da nga doon jël moto dem mais amatoo possibilité jël moto te bu dee beeki nga yor mënoo dox ba marché bu dee pousse-pousse mënoo dox ba marché donc ñun vraiment confinement total bi ñuy wax noonu les personnes handicapées ñoom confinement total la ñuy dund fu mu toll ni donc nag kon autorités yi nañu gaaw a gestu personnes handicapées ñu ngi naan vraiment ndimbal baa ngi ñëw mais nag xaw naa yéex dafa waroon gën a teel a bar pour les personnes handicapées vraiment ñu mën a gis seen bopp ci mbir mi personnes handicapées yi ñoom dañ leen di war a defal loo xamante ni programme bu spécifique ñu jël leen en compte. gannaaw Kaffrine diwaanu Thiès ñeneen ñuy woteeg wàllu muy nag ñiy yëngu rek ci yarum ñanaaw ya foofu ñu ne sonn nañu lool ndax li ko waral hôtel ya tëj na boo xoolit jaba ya daanaka it naka noonu ba tax na nag booy xool ginaar yi ma nga ci seeni loxo ñu ne ñoom nag fi mu ne sonn nañu lool ñu ne nag lii daal bu wéyee boo moyul korite gi ñu dëkkmal nag kenn du seenu ganaar dañu ci ànd ak Cheikh Anta Diop. ñi nga xamante ni ñoom ñoo yëngu ci yaram ganaar ñu ngi yuuxu wàllu ndaxte nee nañ jamono yi de bi feebaru coronavirus tàbbee ci réew mi ba léegi daanaka dañoo am ay gàllankoor yu rëy rëy. corona bi nga xam ne moo ñëw tey li tax mu gën a métti nag moom mooy interdiction yi nga xam ne moom la ñu def d'abord pour nga xam ne restriction yi nga xam ne moom la ñu def ba oto yi du ñu mën a dem nit ñi aussi du ñu mën a indi seen poussin du jour les accouveurs pour distribuer ko ndax mënuñu gis client beneen bi aussi dañ leen di téye ci yoon bi ñuy am ay problème te loolu il faut que ñuy génn di jaay aussi produit bi nga xam ne moom lañ yor léegi bu ñu demee tëj nañu hôtel yi tëj nañu marché yi tëj nañu restaurant yi mais ñun kan la ñuy jaay léegi le peu de clients yi nga xam ne moom la ñuy jot ñun mënuñoo déplacé wu dem pour yóbbul leen ko là aussi problème la. ñàkk jaay ginaar yi ndaxte nee nañ ginaar yi de dañ ko daan jaay ci hôtel yi ak ci yenn bërëb yi waaye ba ñu tëjee ba léegi de benn ginaar mënatuñ koo jaay te buñ sàgganul ci korite gii di ñëw de ginaar du am. bu ñu continuer nii ginaar du am. ñu ngi sàkku ci nguur gi mu dimbali leen. comme état bi dafa génne des fonds d'aide alimentaire te ñun lii ñu yor dañu koy dunde muy nen muy ginaar pour poulet de chair ndax fi mu nekk ni bu nu ko jëndul problème bi muy jur. conséquences yi dafa bari. yarkatu ginaar yi nag bari nañ fii ci diwaanu Thiès ak ci zone des Niayes seen xalaat moom mooy fexe nag ba nguur gi toog ak ñoom ñu indi ay coppite ci secteur yaram ginaar. ña fare ca càmm ga ñoom ña ngay jooyit ca diwaanu Kaffrine ndax nee nañ téeméer boo jël kon ca loolee nga xamante ne nag ca la ñuy yëngu daanaka juróom-ñaar fukki yi kon ña nga cay jafe-jafe ndax dara walaru ko lu dul rek jàngoro ji ñu gën a xam ci Covid 19 ñu ne nag li nga xamante ne daal moom mooy kon li ñu fay jël ñu ñu war a taxaw booy xool mi li nguur gi wax ne ndimbal la lu muy jagleel kon askan wa foofee ñu ne téeméer boo jël juróom-ñaar fukki ya jotewuñ ca ba tax na ñu ne war nañoo xoolaat yëf ya bu baax a baax. Oumar Ndiaye la ñuy fekk ji ca diwaanu Kaffrine. éleveurs yi nekk ci diwaanu Kaffrine nee nañu ndimbal gi état bi jagleel askan wi ñoom ñu ne ni ñu gisee ñuy recensé jëmul kër ndax ci ñaari fan képp lañu ko def te soo amul sens ñenn ñi dañ koy dégg rek. président de la République loi bu mu teg ànd nañu ci loi bu mu teg ñu ngi ko koy rafetlu. boo gisee tey bëriwuñu fii da ngay xam ne dañuy respecté loi bi li ñu bëriwul fii rek na nga xam ne sonn nañ ñeneen ñi ñu ngi ci àll bi dañuy jóge ci seen kër yi.
baxe fa jigéen yi baxe fa xale yi fekk dara nekkul ci kër gi li ñu yaakaar mooy indi fii seen jur yi jaay ko mën a jënd marchandise yóbbuwaat ci kër ga ministère élevage dafa war a xoolaat mbir mi bu baax ndax man ànd na ak inspecteur élevage ñu ngi recensé mangaan yi waaye am na ay mangaan yu bëri yi ñu jotagul a def recensement ndax bu ñu ko waxee ñaari fan rek loolu du sotti il faut que ñu def ko prolongation lim bu néew mu nekk une semaine ndax nga jog ñi bañ a jog ñi bañ a jog ñëpp moo ko gën ñun élevage lañu dañu dëkk fii ay éleveur lañu am na ñu bëri daanaka bu fekkee ne téeméer lañu woon fanweer yi lañu recensé juróom-ñaar fukk yi recensé wuñu leen. ñoom nag li ñuy sàkku ci nguur gi mooy lu mu néew na ku ne am sak tuut bu loolu mënta am na ci ñëpp yem. waaye recensement bi dafa gàtt man ànd naa ci bëgg nañ recensement bi yokkoo ko mu àgga ci éleveur yu nekk ci biir dëkk yi mu tasaaroo ci éleveur yu nekk ci àll bi yu nekk ci wind yi moom. li ñu recensé amul sakkaajam. te bu ñu waxee ne tey am na éleveurs yu ñu dëkk fii ñu ne li ñu leen jox nañu ko jaarale ci village yi ñoom xamuñu éleveurs yi dëkk fii bu ñu leen deful recensement comme ni ñu ko defee ci wend yi du mën a leer ndax ñoom xamuñu éleveur village bi xamul éleveur bi ñaata jur la am xamul ñaata doom la am mën na xam rek ñii fay lemp ñii fay imp rek lay seet loolu nag lu jara xoolal ñu ko waxee ñaari fan rek loolu du sotti il faut que ñu def ko prolongation lim bu néew mu nekk une semaine. ndax nga jog ñi bañ a jog ñëpp moo ko gën. benn dara rek ci région bu Kaffrine la yenn ci éleveur di xorxoraatu bis bu ne ngir ñu mën a am lu ñu yóbbu seen kër waaye laata mi di dee ñu tasaaroo ndax ndogal bi ci kilifa yi nekk ci gox bi ci la tukkee. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Omar Ndiaye mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen ci xibaaru maraîchage sant leen gërëm leen bu baax a baax ci kanam tuuti 20h xibaar yi di ngeen ci ànd ak Chérif Diop.